A 12-year-old boy, Bubakar Toure, who is suffering from what his medical report described as unaided visual acuity, is seeking for financial assistance for an overseas treatment. Now, according to Bubakar's mother, his son was first reported to a hospital about 3 years ago with bilateral loss of vision. He was diagnosed and examination findings severe and unaided visual acuity, 6/36 in both eyes. Now, the family said they does not have the means to foot the bill of Babakar's medical cost, thus requesting the support from the government, philanthropists, or anyone who could come to their aid. Now, let's have more of that in this report. The medical report of the boy revealed that he is diagnosed with a bilateral pericular hypigmentation. The lids had agapanopia, and the conjunctiva had brownish pigmentation with transverse dots. Accordingly, the report also indicates that the corneas are protrudedly apically with periapically cracking. Pseudogerontoxin, the anterior chambers were of normal depth. The pupils were regular and the lenses were transparent. Vision loss due to problems with the eye may be treated with eye drops, medications, or surgery. If inflammation is the cause of the vision loss, steroids may be used. If the vision loss is caused by a sudden blockage of blood vessel, treatment is directed at improving blood flow as soon as possible, depending on the cause. Vision loss can be minimized or reversed if treatment occurs quickly. In an interview with iAfrica TV, Kumba Jallow, the mother of the 12-year-old, lamented about the predicament they continued to face. In her slumber tone, Mrs. Jallow said her son is in a critical condition and needs urgent assistance. While appealing for support, Kumba Jallow said her son is going through a lot and at the same time experiencing severe pain and suffering. Den ma xamal ne bët bi ñoom mënuñ koo faj waaye Maroc ñoo ko war a faj wala India. Babukar, my son, has bilateral vision issues with his eye causing discomfort. After seeking treatment in Kanifing for 4 years without improvement, doctors advised me to seek overseas treatment in Ghana, Dakar, Morocco or India. Despite financial challenges, my family is now seeking assistance from the Fatima Barrow Foundation, government officials, philanthropists, and few citizens. I am in much pain of watching my son suffer and the financial strain of expensive medications. I am pleading for help to provide the needed treatment for my son. Soxla naa ndimbalam parce que léegi moom su ma waxee ne kontaan naa si àdduna waxuma dëgg parce que bët mooy nit. Bubakar Toure is said to be a young, intelligent boy and he is currently losing his vision, according to his mother. The cost of his treatment is estimated after an initial evaluation including registration, doctor's consultation and corneal investigation. DLK surgery. Advice costs $3,650 per eye. According to the doctors, the patient may have to stay in the channel for approximately 15 to 20 days. The mother of the 12-year-old boy highlighted that the symptoms that Babukar had in an initial stage of his vision loss emerged over 4 years. Reporting for iAfrica News, I am Aisa Tujane. All right, Aisa, thank you very much for the report. Gis ngeen report baa ngi noonu. Xale bi soo gisee mu wane woon kanam bi dafa métti bët yi dafay indi ndox te xale la moo tax ñu defee kanam bi noonu waaye yaay ji moo doon addu noonu di wax si ni ñoo dund ak xale bi daanaka 4 at mu ngi nii xale bi mu ngi soona ci métti bu métti la nekk te tamit dem nañ fu nekk waaye comme ni nga ko waxee loxo jotut gannaaw dem nañ ñu ne fa ñu yóbbu ko Morocco wala India pour ñu mun koo faj moo tax yaay ji génn si pour ñëw di sàkku ndimbal gis ngeen wax na ba tuur ay xewal di jooy ndax daanaka dundatut bànneex ci àdduna ci nu mu ko waxee moo tax nag ñu indi report bi pour toog fii tamit gën a ñaax waaye tamit ñaan ci ku ci mën a jàpp rek moon ñaan xibaar bi métti na lool te tamit after bii sax tamit no am nañu ñu nekk situation yu métti
keneen koloon na ma tamit from Soma di ma joxaat the same complaint moom tamit ndaw la di dunda métti te amul jàppale so kii tamit tout tànk la te xale bi dégg naa ko xelam neex la si jàng waaye fu mu nekk nii loolu yëpp stop na because of métti ak feebar bu mu am. ok. waaw. waaw dina ñëwaat ci yow su ko defee comme Modou Niang dina ñëwaat léegi ci réaction bu mu nekkoon mooy kon ni ngeen ko gisee ndimbal rek la ñoo ñaanal xale bi pour ku ci mën a jàpp rek jàpp ci nguur gi wala philanthropie si wala ñi nga xamante ne yàlla may na leen man-man bi ñu mën a jàppale ko ndax xale bu ndaw la tamit mun naa doon lu nekk mun naa doon lu ne ci àdduna waaye tey mu ngi ci situation daanaka mu ngi ñàkk ay botam te comme yaay ji ni nga ko waxee bot mooy nit waaye tey xale bi mu ngi ci situation yu métti moon ña bàyyil rek nga continuer su ko defee ñaan lañ mun a def comme ne ko waxee am na ñu fi jaaroon ñu def lu mel nii yàlla def na ci jàmm ba tey am ñu leen jàppale ñu faju moo tax te bu lu mel ni amee ñu indiwaat lu mel nii tamit dañuy continuer di am yaakaar rek di ñaan tamit yàlla mi nga xamante ne moom mooy lépp mu def ci sabab ba tey am ku ci mën a jàpp incha allah. ñaanal ko comme ñi fi jaaroon ak ñi fi daan jaar ñu bëri yàlla def na comme ni ma ko waxee si gannaaw bu ñu wéree ñeneen ñi kool neen ñeneen ñi ñëw neen fi jaajëfal. waaye loolu yëpp nit ñu baax ñu ñëw tax ak yàlla mu nga xam ne mooy faj xam naa ne lu bët moom wax dëgg yàlla Kanifing moom am neen si may dëgg xam naa ne bu leen tey foog mu dem bitim réew. parce que am na ñuy jógee sax bitim réew sax di ñëw Kanifing so loolu moom dégg naa ne loolu yàlla may na leen si te jàmbaar leen si waaye xëy na si kii seen man fii la si toll. moo tax ñu rifaa ko lu mel ni Sénégal au Morocco au India. xam naa ne bil bi tam xawoon na saf. waaw su ko defee waaye am na ñu xam ne nii. mun nañ ko def. wala am na ñu ko mun a def. ñaan yàlla rek yàlla roofu ñooñu yërmande bañ dégg xibaar bi. ba defal ko xale bi mu dem parce que bët nag moom mooy àddina. bët mooy àddina waaw. te mun nekk su ko ñàkkee mun ne wax ne ñàkk nga lu bari si àddina. parce que lu bari dootoo ko mun a def. te mooy àddina mooy tax nit ki mun a am lu bari lu mu mun a def. su ko nit ñàkkee rawatina ndaw ni dafa xaw a yéeme trop te su fekkee ne pexe am na si ñu ngi ko gën a ñaanal rek pexe moomu am ba mu am garab ba wér dañ mun a dellusiwaat dimbale waay juróom dimbale tam réew mi loolu moo tax ñu ngi koo def te am nañ yaakaar ne comme que nit ñi dégg nañ ko dinañ ko dimbale. incha allah góor bëri na yi fi jaar waaye am nañ ñu si bëri am nañ dimbal. waaw duñ wax ñëpp waaye ñu si bëri am nañ dimbal. waaw te afta am na ñu ñëw ne wér neen. waaw def nañ sant yàlla bu baax. bu baax jaajëfal tam ñu si jàppoon am na lu nga xam ne nii. ku ko def rek di nga jëflante yàlla. rawatina lu baax. waaw te jëflante yàlla si lu baax boromam du ko rëcc. surtout si tout tànk tam. soo li nga tabax dafa rëy. soo moo tax ñu bàyyee ko noonu rek am nañu ko seetaan xibaar bi dina àgg fu sori. soo ku si mun dara rek nga jàppal si te. yow borom mbaar mi rek tax. waaw jërëjëf. voilà jërëjëf su ko defee mu ngi noonu xibaar bi ni ngeen ko déggee noonu la xale bu góor bu am fukki at ak ñaar di Boubacar Touré ne am feebar bu métti ku ko mën a jàppale tamit rek boo ñëwee fii Africa TV nañ la boole ak moom incha allah tamit ñu booleel ak yaay ji. ba tey lu ci war incha allah ñu dimbale ko ba tey xale bi mun a jotaat botam ndax jamono ji dafa mel ni mu ngi ci yooni ñàkk botam comme yaayam ni nga ko waxee moo tax gis ngeen mu ngi génn di ñaan ndimbal pour ñu jàppale xale bi parce que situation bu mu nekk lu moo dund métti na lool comme ñu ngi ñaan nguur gi tamit Ministry of Health buñ ci mënee jàpp moon ña ak ñeneen buñ ci mënee jàpp comme ni nga ko wax surtout nag nguuru def ci am responsibility government bi and of course other foundation ak philanthropies yu fi nekk duñ mun a lim but am nañ ñu bëree bëri ci réew mi dañ dee jàppale ak Gambien si bëri pour ñu faju ji ci biti. xam nga lii moo tax sànq yaa ngi wax ne. waaw
luubal mbiri askan bi mu doy waar. exactly waaw tey am na njuuj njaaj yi nga xam ne bu fa amutoon mais bi ñoo tuumalante ñoom luñ tamante noonu xaalis boobu su fa nekkoon. pour faj ay people like that fay leen seen bill dafa yomba. waaye so few people ñooy dem di ko pàccoo. ba tey ñi tamante ba tey ñu ne leen dem leen toog daanaka dàq négandeku la. parce que professionnel dàq la rek. waaw loolu moom xam nga tey mooy wala ñu def ko comme gars yi VIP treatment xaw ma. waaw non xam nga council si sax xoolee sax ñoom amoon nañu mun nañoo jàppale ñu bari ci affaire faj. waaye soo xoolee commission bi lu moo feeñal lu mu feeñal xaalis bi nga xamante ne dafa war na dem ci gafaka council si pour ñu mun a dimbale askan bi si seen ay yitte si seen ay jafe-jafe yu mel nii loolu tey nga gis ay nit toog di admit ne xaalis bi ñun ñoo ko jël ay millions. di ko jiñante. yow jël nga man jël na ñii dem jël na benn suspect am. waaw soo gisee gars yi ne leen dem leen toog mbir nga fa de. waaw non boobu sax si ministry of health waaw boobu. moom boobu ñooñu laa la wax ak ñeneen ak ñeneen. ay foofu laa la wax parce que ñoom ñoo waroon a foofu la problème bi dëkk juddoo di. ñoom ñoo li is their responsibility. waaw loolu laa ma ne waaye ay kilifa di fa jiinante. waaw loolu waaye kilifa yi dégg naa xam naa samedi ñu tukki dimanche ñu ñëw mun de talaata ñu tukkiwaat te tukki mu ne bu ñu la fayee boo ñëwee rek ay juróomi borom kër mun nañ see dund weer te du jeex. so loolu Amadou loolu dafa ñaaw si réew mu nga xam ne nii 95% bi seen loxo joru seen gannaaw. Tabora wax na ko fi. waaw te bokk nag ci kër gu nga xam ne tey ku mel nii kër googu la yaakaaroon. pour dem fa. te sax da man ba léegi sax dafa ma day jaaxal di amul man daal Sénégal gii waxuma la ay Égypte ba Maroc sax xëy na ñooñu boo fa demee nga gis lu utee boo demee jógee Gambie dem fa da nga gis lu utee waaye Sénégal gii nga xam ne dañ nuroo everything luñ mun war nañ ko war a mun man gëm-gëm boobu la am amul. est-ce que teeloo ñoo waaj. waaye ñu waaj ànd ak ñoom parce que dafa yàgg léegi. dafa yàgga. because fii soo ay nit ñoo fa am xam-xam boobu te nit kooku bi ak suñ gars yi suñ docteur yi bu ñu demoon tey dañoo bokk di sem li ñoo wax. soo waaye nag ñun tam ñu tàggat suñ gars yi loolu. bu nekkee sa den ne kenn nit moo ko fi mun sax ñu xam ne ñu wut ñaareel waaye li fi waaye dëgg Gambie moom pour di fa Sénégal daal war nañ ko bàyyi war nañ fexe dem ñu luñ man ñu mun bu ñu koy jàngal ñu sax. ñi jàng ko si seen jumtukaay yu fa nekk. waaye daa xam nga li problème bi mooy ne am nañ Gambien yu ko mën ay believe that because soo demee bitim réew docteur yi Gambien ñu ngi fa ba fay bi mooy problème te maa nga ñu ngi si doon wax ak docteur Jiba ku nekk si université bi moom dafa jël risque ñëw toog rek but am na Gambien si am xam-xam but tam xam nga ñëw fii nii daanaka li mu doon fayee ko fële ak soo ko weccee ko fi soo gëmut sa réew dëgg-dëgg doo ko def. doo ko def. te Gambien bu dee docteur bu dee teacher bu dee leneen am nañ ñu ko mun but nag di problème is mooy ne risque la pour ñu bëri si ñoom pour nga ñëw si sa réew parce que daanaka duñ la fay lu day noonu. mooy problème bi waaw. it na réew mi moom moo bari lewul. waaw moo bari lewul loolu tam mu ngi si bu fekkee loolu la tam yéeme na de loolu bu fekkee loolu la tam xanaa. waaw waaye ñi teg si bloc rek. fekkee ne lu ñu am tamit ab tuut sakkal nekkuñ di ko sakkanal. waaw naka lay bare. yéeme na de. waaw parce que Sénégal xam naa ne ñoom seen ab tuut lu ñu yàlla sedd. seen teacher ak seen docteur yi xam naa ne lu seer leen dee fay. xam nga yàlla tamit du mbay du ku nekk daal nga docteur moom mooy métier mu nga xam ne ni soo si boo réew boo taxaw liggéey ko te réew yu bëri sax dañ ko manqué. pour mu leer boobu. waaw definitely réew yu bëri. réew yu bëri dañ ko manqué. te du si gën a yéeme Afrique sax ñu ngi ñàkk ay fajkat yu mag réew yu mel nii soo demee réew yu mel nii comme Nigeria Zimbabwe seen borom xam-xam yi ci nekk si médical parce que lu ñu leen di fay moo lu leen doy dañoo dem Europe te am na yeneen réew yu leen soxla. ñoo xam ne seen réew li leen faa fay mun nañ koo double tri. exactly comme li nga wax ne docteur Jiba tey nga nekk professeur wala nga nekk lecturer yu di jëw di Gambie fekk if you go outside dañ lay fay soo xaajee ñett but bugg a saaf sa réew and you want to give back to the Gambia so you still prefer all that nga comme nga di. and by all that tam soo ñëwee sa xol. waaw léegi ñu xoolee la doo mun a jël position. against ñi nga xamante ñu nekk si kaw. soo gisee lu la naqari doo ko wax soo waxee rek ñu ne you are challenging the system wala you are challenging them soo ñu tegee la boor di la sideline di def seen def loolu mooy loolu fii noonu lañ dee doxee that's very sad. bu yàggee nga lifin. nga frustrate. waaw loolu nag su fekkee. ñeneen ñi nag duñ frustrate de dañoo nekk si système bi ne leen bu yeboo de waaye man danaa wax. all right let's move on ñu ñaan bu baax